assalaamu aleykum. kii mooy caatu baayam di portu parolu kër gi Sëriñ Pape Malick Sy sa njaboot gaa ngi nii. kii mooy caatu baayam waaw di portu parolu kër gi Sëriñ Pape Malick Sy maam sa njaboot gaa ngi nii. Sëñ Pape Malick déglul ma wax la baayam kii mooy caatu baayam moom sëñ Babacar ay baayam kii mooy caatu sëñ Pape Malick soxna Asukan ay yaayam. Fils cadet de Serigne Babacar Sy, premier khalife de Maodo, Serigne Pape Malick Sy a grandi sous l'ombre de son père, Cheikh El Khalifa, qui nourrissait pour l'enfant attachant qu'il était une affection et un paternalisme sans faille. Sëñ Pape Malick doom la woon ci Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu ak soxna Astukan radiyallahu taala anha. Serigne Babacar Sy bu Seydil Hadji Malick kenn du ko présenté. soxna Astu bu góor gi Abdou Hamid Kane muqaddamu Seydil Hadji Malick boobu nekkoon Kaolack mooy waajuram bu góor googu nga xam ni moom la mag ñi yabaloon ba nu waree rëdd la grande mosquée de Paris moom moo dem rëdd grande mosquée de Paris. donc loolu dafay baax nit ñi di ko xàmmee tuuti ci wàllu histoire. kon ñooñu ñoo meññ sëñ Pape Malick mu gane àdduna le 16 mars 1941 ci Tivaouane. sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu waxoon ni duppee naa ko ki ma gën a fonk ci kaw suuf muy Seydil Hadji Malick. donc maamam mooy turandoom tabarakallahu. te bi mu génnee àdduna maa ngi naan moom day tur wuyu na borom ndax mook maamam bi ñuy def ñetti fanam di ko ñaanal moo tombeek anniversaire u maamam Seydil Hadji Malick moom le 25 la génn àdduna Seydil Hadji Malick génn àdduna le 27 di doom ci Serigne Babacar Sy ni ko waxee ak soxna Astukan doon rakk ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ak Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin ak seeni jigéen ñoom soxna Umu soxna Zeynab ak soxna Aminta. yàlla dogal moo doon caat ci Serigne Babacar Sy. Serigne Babacar Sy am fu mu ko tegoon ndax fonkeel gu mu fonkoon Maodo turandoom. mooy Serigne Pape Malick dafa dajale woon Sénégal dafa ñëw ba ci Pape Malick rek daje fa maanaam dañoo ñëw rek góor foofu ndax boo xoolee Serigne Pape surtout Seydil Hadji Malick la di doomu Seydi Aboubacar Sy ñu tuddee ko maamam mais boo toppee lignéem surtout yonent bi la direct ndax képp ku Alaaji Malick meññe képp ku Chamsidine meññe nga jóge Bundu nekk Suyuma wala Njum wala Podor wala Jaataar Suyuma ñoom ñoo ñëw Tiwaawan jaar Siin dugg raw te Jolof ci kër maam dem ba Bunna képp ku fa sant si wala nga banqaasoo ku sant si yonent bi sa maam la ñu xam loolu ba pare Alaaji Malick bu ñëwee yaayam maam Fawade Wele Fatoumata Lansar moo jur Bote Faye mu jur Fawade Wele mu jur Alaaji Malick boo ko toppee yonent bi kon foofu la meññee mais yàlla may ko itam mu am deretu buur deretu gor ndax Xalifa Roxee Ndiaye maam Roxee Ndiaye la ñu may maam Alaaji Malick rue Tolbiac à Saint-Louis rue Tolbiac mu denk ko fa am fa maam Fatsi ndax Alaaji Malick dafa am ñaari Fatsi bu Roxee Ndiaye ak Fatsi bu Sofee du ñang te dinaa la wax ni la Pape Malick Sy bokkul ak Maodo Sy bu Alaaji Malick donte ñoo ko bokk fañ bokkee du foofu ndax maam Roxee Ndiaye sëtu buur ba Jolof la ndax Ali Boy Ndiaye ay mer yu ma jeey biram yu ma jeey gànkeel biram xuja tam donc da ngay dugg Jolof boo ñëwee ci gànkeel biram xuja tam ñooñu ñooy maamu Roxee Ndiaye mais da ngay ñëw foofu wàcc ci Soxna Ndiaye
soxna Njaay aram bonko moo jur Sofeetu Ñang ñu may ko Alaaji Malick mu am ci Fat Si moom mooy yaayu maam Bachiru Ñang ca Afe am ci Alaaji Mansour di woy juru xalif général bii Sëriñ Mbay Si Mansour teg ci Alaaji Abdou Aziz ak Alaaji Habib ci ñu góor ñi mais am na Nafeek Umu Xayri ma ca Baxeer ñooñu ñëpp maam Sofeetu mooy seen yaay kon Alaaji Maodo Si ak Pape Malick dañoo bokk diggante Roxee Njaay ak Sofeetu Ñang ñu bokkaat aussi ak Maodo Touré bu Fass Touré ndax maam Masamba Jéeri donte bawol la dafa am de askanu Jolof moom moo am doom bu ñuy wax Yaasin Jang ñu dënk ko Alaaji Malick mu am ci Ayda Yaasin ñu may ko maam Hadi Touré mu am ci Maodo Touré Moustapha Touré ak maam Pape Abdou Aziz Touré mii di mudir nga pare Pape Malick dugg biir Saalum ndax Maba Jaxu mooy maamam Mariam Ba astukat Mariam Ba Selbe Mariam Ba astukat ndax Selbe lañ may Maba Jaxu lañ may Mamour Dari mu am ci Mariam Ba mu jur astukat ñu jox ko Alaaj Sëriñ Babacar mu caatloo Pape Malick mais Selbe Diouf Buur Siin Kumba Ndoofeen fa la jóge mu nekkaat sëtu Buur Siin moom Pape Malick nekk sëtu Maba Jaxu nekk sëtu buur ba te boo duggee Buur Siin da ngay dem kër Saaxewar Fatma Saaxewar Medoune Saaxewar Fatma te ñooñu ñoo meññ dameel yi fi nekk yii yëpp ñoom la joro ñoo ci tegu Pape Malick day bokkaat foofu loolu tax il avait le sang royal kon tey Pape Malick booy xool dafa résumé Sénégal ci wàllu juddu. ndax sëñ Babacar dafa soppoon Pape Malick façon boo xam ni néew na sax way jur di ko soppe doomam ki mu ko tudde nag yaakaar naa moo yokk loolu muy Seydi Hadji Malick sunu turandoo bu masaan di dem jumaa sax faw mu gis ko door a dem lu Pape Malick bëgg rek mu wutal ko sëñ Babacar mësul nangu dégg sëñ Pape Malick ba muy ndaw muy jooy def ne na noppi walla man ma génn kër gi ba mu noppi ndax mënuma supporter jooy sëtu Seydi Hadji Malick ci kër nañ ko nax ba mu noppi walla man ma génn kër gi dem feneen ba meram seex ba mu noppi pour woon la ni rek ni meloon ci moom doy na waar bëggoon na ko lool waaw. Pape Malick moom dundam caat la waaye Tiwaawan la ko defee dundam moom dund gu féex la woon ci Tiwaawan wax dëgg yàlla léeg-léeg nag daan naa fa dem di ko gis waaye yëfu boppam lay def waaw dafay def ànd ak ay yëfam di toppatoo ay affaire boppam rek. waaye nag boolewu ci woon benn njublang lu muy def daf koy def ci boppam di ko def pour nit ñi day jàngi kenn du ko duma nag ndax du def dara lu ñu koy duma wallaahi loolu laa ko xamal daal xamaluma ko benn njublang wallaahi dëgg-dëgg te xale la booba nag mënoon na def luñ koy waxal waaye dara bu ñëwee daal dina ko toogal rek mu toog am benn xale bu yaayam yor Faatu moo ko daan fab bu wéyee mu ni Faatu nañ dem bu ñu nee Faatu mu ni Faatu bul dem moom daal neex ndeysaan neex ñëpp bëgg ko ndax ni mu waxee ni mu defee dafa neex ñëpp waaye boobu tuuti la boobu dalagul sax alxuraan après nag ma bàyyi ko fa man dematuma Tiwaawan maa ngi fii toog yàgg na lool sax ab daal bi mu doonee mag laa ko xamaat muy ñëw Tiwaawan di ko fa fekk waaye mësuma ko fekk mu def benn njublañ du dul duñ ko nii rek mu ni waaw. Serigne Babacar daf ko soppoon ndax li mu ko tudde Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu daf daan wax ni moom day dundam
bu ci amee doom bu mu tudde Seydil Hadji Malick rek gannaaw gi lu xew baax na yàlla jox ko ko nag mu bëgg ko lool nag kenn du ko tudd kenn du ko taas lu mu bëgg suba ba ngoon mu ni nañu ko wuti jox ko ko mu ni dafa bëgg kéwél góor gi ni wuti leen fu mu mën a am kéwél ñii dugg àll yi ñii aw yoonu jolof jolof lañu amee kéwél indi ko Pape Malick dafa gimme rek sëñ Babacar fal ko yàlla xam na ko ku ko sopp rek mu sopp la sëñ Babacar Seck Pape Malick mi da ngay réew ba bëgg a toskare wallaay ndeysaan waaw moom kenn du laal kenn du wax waaw. waaw xam nga nag ñoom seen relation ñoom ñaar dafa nekkoon mën naa wax que ni seen relation ñaari étape la ci li ma ci takk étape bu njëkk bi mooy bi sëñ Pape gënee nekk ndaw dafa attaché woon papam te mag ñi nettali nañ ñu moom tamit mu confirmer ñu ko Serigne Babacar daf ko daan jël uuf ko guddig lëmb nekk ci kurusam ngir affection bi mu amoon ci moom di dem ba daf ko daan fanaanoo moom sëñ Pape tëdd na ci ginnaaw sëñ Babacar juróom-ñaari at yoo xam ne ci ginnaaw sëñ Babacar si lay fanaan donc loolu defoon ci ñoom ñaar benn mën naa ko tuddee complicité sëñ Babacar lu ko kenn ñemewul woon a ñaan sëñ Pape rek ko mënoon a ñaan mu defal ko def ci daan dem ba mag ñi suñu demaan ba soxla sëñ Babacar mu soxla boppam moom tëj te mënuñu jot ci moom sëñ Pape la ñuy ñëw wax ko ni ko pour mu fëggal leen góor gi te nee na su masaana ñëw ni koŋ ni ko papa ubbilal sa papa lu sëñ Babacar doon def da koy bàyyi jóg ubbi wunt bi donc loolu vraiment nekkoon seen diggante et comme ni ma waxee sànq rogalaat ba ci famille bi yëpp rogalaat ba ci taalibe yi donc ñu am cofeel boobu ci sëñ Pape Malick mais aussi bi mu demee ba commencé xàmmee rek nee na dafa mel ni que ni dafa am lu ko ragalloo sëñ Babacar te xamul woon lan la ndax nee na bi mu nekkee ndaw da daan ñëw nee na day ñëw di nettali sëñ Babacar ay histoire yi ko moromam yi daan nettali nee na sëñ Babacar daf daan ree ba ay rangoñam di fasle ndax su ñëwee dégg benn histoire nee na am ci benn histoire bu reelu buñ ko daan nettali ci mbër ma doon bëree ban ko pesee mu jaxase am na daal lu mu fa jóg si sëñ Pape daan nettali nee na sëñ Babacar day ree ba su bëggaan ne daf koy woon ni ko waa Papa As nga ni mbir ma nu mu defati rek mu nettali ko histoire boobu mais nee na dafa dem ba si yàgg rek mu mel ni dafa am lu ko ragalloo sëñ Babacar te xamul lan la nee na ba bis sëñ Babacar si woolu Serigne Cheikh ak Soxna Astu góor gi ni lii daal jaaxal na ma moo tax dafa daan toog bu mujj mu triste ni Pape Malick ni mu yëngoo woon ak man gimmi rek ragal ma loolu jaaduwul ndax ki ma gën a bëgg ci àdduna laa ko tudde kon nag boobu bu ma ko def mukk nee na Soxna Astu ci boppam moo ne ko gis nga di nga am baay boo xam ne di nga dem ba benn moment di nga xam que ni kii du baay kese te kenn du la ko wax nag yaa koy xamal sa bopp donc moom benn moment demoon na ba découvrir dimension spirituelle dimension mystique gu sëñ Babacar ba moo tax nag mu commencé woon a def réserve digganteem ak moom xam ni kii dootul papa kese waaw am na lu mu làmboo donc rek loo mën a seq ak moom il faut nga tey ci ndànk-ndànk. Cette affection sera prolongée par son frère Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, qui fut son maître au sens plein du terme. te nettali na ma ci làmmiñam mu ni Serigne Moustapha Sy Jamil radiyallahu taala anhu
nee na bi Serigne Babacar Sy génnee àdduna ba mu am ay fan nee na dafa ñëw doon ko seet di ko ziar di ko jaal góor gi moom sëñ Pape nee na sëñ Moustapha ni ko man day demu góor gi yow dong yaa ma ci doon inquiété ndax dama xamoon seen relation ak fii la góor gi tegoon mu ne ko waaye bi ma xalaatee ni Serigne Cheikh a nga fa rek ci la sama xel dal ma xam ne dina mën a gérer situation bi ba débordement du am. Serigne Cheikh nag moo ko doon jàngal alxuraan waaye mu daan ko def li sëriñu daara di def ndongoom di ko caw te moom faaw mu dóor ko ndax ku ñuy jàngal moom faaw ñu caw la ba tax na noonu la demee woon boole ko Serigne Cheikh nag Serigne Cheikh yar ko moom itam. ni ma jàngal ko ma di ko jàngal alxuraan léeg-léeg ma domp ko domp bu saf ni ko bu ko wax góor gi de. nekk koo xamante ni nekk doomu daara pur ndax kenn moo ko muulee moo ko formé moo ko tabax à son image nag yu Serigne Cheikh Tidiane Sy te kooku boo ko tuddee xam ni c'est l'intellectuel organique de la daara de Serigne Babacar Sy et de la daara de Seydi El Hadji Malick ndax ñi mu bokkal ñëpp a ko fonkoon sopp ko mu joxoon leen cër bu mu joxul kenn ci àddina muy alaaji Mansour ak alaaji Abdou ay baayam lañ dañu bëggoon Serigne Cheikh ba gëmewuñ ko moom itam mu fonk leen ba gëmewul leen man damaa fekkee nettalewuñ ma de damaa fekkee mu ni alaaji Abdou mbaax bu yàlla am jox na la ko alaaji Abdou ni ko yow yaa war a wax ak waa Sénégal ñu lay dégg di la déglu keneen warul la wax boo fi nekkee cofeel ëpp na lool wala mënul weesu loolu ba pare Serigne Babacar jël ko jox ko alaaji Abdou mu jàngal ko yar ko wax na ko sax Serigne Cheikh bu dul woon ak moom lu bari dina yàqu mu ñëw fekk làmmiñ bi yàqu bu yàgg nee na moo ko defaraat loolu la ko alaaji Abdou fayee ci Maodo si fukki at la am rek alaaji Abdou jox ko ni ko li ma sa baay defaloon laa lay defal ci Maodo kër gi noonu la tëddee kooku nag moo yar Serigne Pape Malick ci loolu bu jël ko topp ko ba bi Serigne Cheikh nelawee ñu bare sax seen xol fees na ndax àdduna bu Serigne Cheikh nekkul la mu waxoon rek àdduna bu Babacar Sy nekkatul mais ñu bare bi ñu gisee Pape Malick la seen xel xaw a dal ndax dañ koy gisee Serigne Cheikh moo tax may wax ni bi Serigne Pape Malick demee la Serigne Cheikh doo ko dem. waaw xam nga ñoom ñaar du ma nii diggante mag ak rakk la parce que boobu dafa terre à terre mais diggante kilifa ak taalibeem la parce que sëñ Pape yàlla daf ko dimbale mu xàmmee rek sëñ Babacar orienté ko ci Serigne Cheikh donc Serigne Cheikh moo doon lépp Serigne Pape Malick ndaxte jële nañ ci moom sëñ Pape mu ni sëñ Babacar bi muy jox doomam yëpp werd moom daf ne ko yow duma la jox werd Serigne Cheikh moo lay jox werd te effectivement nee na keroog bi Serigne Babacar génnee àdduna ba mu am juróom-ñetti fan ci biir suuf nee na la ko Serigne Cheikh woo mu ñëw fekk ko ci néegam ci suuf mu ne ko dama bëgg tàllalal pour ma jox la tarixa bi nee na Serigne Babit ni ko dama bëggoon nga may ma wut ci seede mu ni ko koo ci wut seede mu ni ko sama yaay soxna Astu de moo soxna Astu ñu ñëw toog Serigne Cheikh jox ko tarixa bi ci bis boobu tamit la ko defal lépp lu nit di am ci tarixa bi mu defal ko jox ko ci ndigal mais nag mu tegal ko ci lu am solo ni ko waaye nag yii yëpp am nga ko waaye bu mu la jaral fanaan ci der ngir soxla ni ko loo am lu la jaaxal rek bàyyi ko góor gi et li may wax que ni sëñ Pape soo ko pratiqué wul doo mën a xam moom tamit shawqa bi mu amoon ci Serigne Cheikh waaw parce que moo tax ma ni du question wu magam la muy rakkam wala sax je dis baayam la parce que moom daf ko mas a jàppee comme baay c'est pas pour rien que souvent ngay dégg su toogee ak njabootu Serigne Cheikh wala ñoom dañ naan mooy taawu Serigne Cheikh waaw parce que effectivement mooy taawam aussi waaw donc nag Serigne Cheikh jël ko uuf ko
teg ko ci wetam jàngal ko yar ko orienté ko ba daanaka soo ko gisee comme ni nga waxee c'était un produit fini de Serigne Cheikh ndax nee naa leen mësuma dégg waxtaanam bu xam ni su commencé du Serigne Cheikh lay commencé moom lay terminé dem na ci sax ba benn moment maa ngi fàttali ko benn waxtaan ci waaw mu ni dégg naa étudiants yi université yi su ma commencé dañuy jël seen bic ak seen feuille di noter nombre de fois yi ma cité Serigne Cheikh parce que moo doon référence am moo doon guide am moo doon maître am donc moo ko orienté ci dundu. Que celui qui m'a élevé, celui qui m'a corrigé, celui qui m'a enseigné, celui qui m'a cultivé et celui qui a fait de moi un homme au sens large du mot. Sëñ Pape soo xamee tuuti li ko lié woon ak Serigne Cheikh nga xam ni bi Serigne Cheikh demee ci lay soog a ñàkk sëñ Babacar Sy mais tant que Serigne Cheikh ngi fi woon rek moom pour moom sëñ Babacar jógewu fi mais aussi am ci benn mbir mu doy waar boo xam ni moom sëñ Pape daf ma ko wax muy jamono gàmmu Tiwaawan ñu dem nii mu dem ziyaare soxna Aminta bi ne gàmmu gi des na ñaari fan xaw ma ñett bi ni ñibbisi ba jub zawiya sëñ Babacar ak nit ñaa ngi bëri après mu ni ah man su nit ñi dee wax ni Serigne Cheikh dafa faatu daf may reeloo ñun ñëpp ñu tekk di ko déglu mu ne en fait parce que faatuwul mu ni man xam naa fa mu nekk waaw mu ni moo tax bi mu fi jógee ba léegi masuma ko ñaanal ñaanu ku faatu. ba léegi ñaanalaguma ko ñaanu ku fi jóge parce que xam naa fa mu nekk. wallahi wal qur'ani al-azim xam naa fa mu nekk. mësuma ko ñaanal ñaanu ku fi jóge waaw. tabarakallahu vraiment buñ la nàmpalul ci la vie mystique bu ca jéem a tukk. donc xam nga loolu ki nga dund ak loolu pendant plus de 40 ans plus de 50 ans ngeen nekk ci loolu nga xëy yàlla di ko ki mbiram même su fekkente ni xëy na ci wàllu baatin la ngeen di jëflante yéen a koy jëflante waaye nag ci wàllu zahir dina la manqué mais terewul it mu xam ni fi mu toll nag responsabilité am lu mu nekkoon benn yo responsabilité ba yokku na waaw donte la Serigne Abdou ngi fi woon mais aussi Serigne Abdou digganteem ak Serigne Cheikh soriantowul 6 mois ñu dem donc mu nekk fi nag wax dëgg yàlla am taxawaay it bu mat sëkk waaye kilifaam yooyu lépp lu mu doon def rek lu mu ci yokkul wàññiwu ko waaw lu mu ci yokkul wàññiwu ko ndax am na ci bëri xam naa ko quand même parce que dund naa ko ak moom li mu war a taxaw mu taxaw ko li mu war a def mu def ko ci wàllu kër gi ci wàllu xadara bi ci wàllu njaboot gi macha allah ba li ma wax ni nit ñëpp dañu demoon ba ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax ci benn laps de temps bu gàtt diggante mars ak septembre nga ñàkk ci ñaar ñu day ni Serigne Cheikh ak Serigne Abdou mais dina indi jaaxle ci xolu nit ñi ci bopp taalibe yi mais fa tabarakallahu ak taxawaayam ak farloom ak yitteem dem nañu ba xelu taalibe yëpp daloon ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin malgré lii am na waaye xam nañ que ni am na ku taxaw sunu kanam pour la mag ñi bëggoon a def mëbët ba mu mën leen ko yeggaleel mais nag su yàlla dikk ak ay mbiram aussi kenn mënu ci dara donc yàlla dikk na ak ay mbiram dañ koy nangu mais daal taxawaay bi mu waroon a am ci ginnaaw yi ay kilifaam fa tabarakallahu matal na ko ba dara manqué wu ci. Serigne Abdou ci boppam daf ma wax ni ma Serigne Cheikh kër gi mënu koo fay ndax la mu waxoon ni rus naa dem ci mag ñi di leen wax ni bàyyi naa conflit ca kër ga na mu ko bëggee woon yàlla mayee na ko ko noonu te moo di tey fa tabaarakallahu kenn ku ne wóolu nga sa moroom
ci façon boo xam ni nag la ngay xalaat moom ngay fekk ci moom fa tabaarakallahu yàlla na sax mu ni ma waaye nag nii nga xam ni moom lañ ma tànne woon gannaaw Serigne Cheikh yéen ngeen jàppale ma noonu dey lañu tànne Serigne Babacar Sy mu nekk xalifa mu ni ma yéen a koy jàppale nag wax ma lam ma ca ñaan lépp ak lim ma ñaan ci kër gi ma ni ko insha allahu dinaa ko def ku ci ànd ak man dana ko def ni nga ko bëgge fa tabaarakallahu moom tey waxuma moom Serigne Babacar Sy Mansour mi ñu topp ci gannaawam mu nekk xalifa waaye keneen ku mu joxoñoon ni nañu topp ca gannaaw kooka mu nekk xalifa ñu topp ca gannaaw kooka cër bi fa tabaarakallahu tey moo ko moom loolu la yàlla dogal ñu ngi lay jox suñu loxo di jaayanteeg yow di la nangul sa cër di la wax ni daanu la jàppale ci biir ak ci biti ci sa barke wayjur sa barke turando sa barke maam ak yen bi insha allahu du metti du diis ila yawmil qiyamati ndax sa turando dafa waxoon ni yàlla bu la yenee yen ba du diis ndax du tegu ci sa bopp dafay ñëw ba tiim sa bopp mu téyel la ko tabaarakallahu loolu moo am kon nag sëriñ bi yëf yaa ngoog insha allahu taala yàlla dana la ci jàppale barke mag ñi sa barke turandoo ci biir ak ci biti kon nag suñu loxo ngoog jàngal nu fatiha famille bi yëpp ñi ngi jaayanteeg yow ñëpp a ngi jaayante mbooloom yëpp a ngi jaayanteeg yow ñi mën a ñëw ak ñi mënul ñëw di ko wax ni ko si jërëjëf la fudda fuuka wala challat yadaaka yal na la yàlla sàmm yaag sa rakk jooju nga dendal mu di Seydi El Hadj Malick fa tabarakallahu ñu di leen fàttali rek ni kër Seydi El Hadj Malick a ngi nii benn jëmm benn xalaat benn kàddu. Dernier fils du khalife sur terre, Serigne Pape Malick Sy a été désigné porte-parole du khalife général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour, en 2017, suite au rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Éduqué à la bonne école, aimable, brillant intellectuel, maîtrisant parfaitement les principes islamiques et les sciences religieuses, Serigne Pape Malick avait aussi l'aptitude de cerner l'évolution et les réalités de la société sénégalaise. li ma gën a marqué ci moom mooy ñetti don yoo xam ni pa gis naa ko ci Pape Malick Sy. d'abord juddu bi kuy sa papa ñu ni Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu kuy sa yaay ñu ni Soxna Astou Kane radiyallahu taala anha loolu nekk na benn don bu njëkk ñaareel ba Pape Malick Sy ku ko gis sopp ko ce que j'appelle la beauté corporelle mais aussi intérieure boo ko gisee rek da nga koy sopp bëgg ko kooku marqué na ma ci moom. Troisièmement culture Pape Malick Sy
kenn mësu ni gis naa ko mu dal école français dem dugg ci école di toog ci banc di jàng waaye bu ngeen làkkee tubaab moo la ko gën a dégg fuuf di ci def sax ay tournure yoo xam ne sax da ngay yéemu ci ni kii fan la jàngee lii loolu lu ma marqué ci Serigne Pape Malick Sy la ñetteel ba la ñeenteel ba mooy élégance Pape Malick Sy mosoo ko gis mukk mu froissé toujours bien habillé ci biir ak ci biti am teggin gi xamit nu muy duggante ak nit ñi te ku ci nekk buy jëfalanteeg yow la ci sa cër dara du ci manqué ci biir ak ci biti loolu daal marqué na ma ci Serigne Pape Malick Sy ak nag éloquence bi macha allah Pape Malick mën na toog fii pendant 2 heures 3 heures di waxtaan ci ay thèmes yoo xam ni mais ku nekk dafay waaroo ni kii fu mu jëlee xam-xam parce que te it àddina bi musul metti ba am ci moom ba mu feeñ ci moom maanaam stress musul dal Pape Malick Sy nu àddina dikke rek noonu la koy recevoir mu amoon philosophie boobu ba tax na boo ko gisee sax da nga naa kii daal amul souci àddina te pourtant c'est un homme mortel c'est un homme comme tout le monde mais yàlla may ko nag dëgër laay goo xam ni boo ko gisee rek doo bëgg lu dul roy ci moom quoi waaw yu rafet di nekk ci moom. booba sax njàngum kooku laa daan jàng xëyril maxluubi alim wala laaliina waaye moom moo ma defaral sama làmmiñ nag ndax comme moom ku man prononciation arabe la maxaarijul xuruf sëñ Cheikh moo ko jàngal moo ma defaral sama làmmiñ yal na ko yàlla fay dëkkal ko ci àjjana yi gën a kowe dimension intellectuelle am nag moom Pape Malick dafa juddu rek yeewu moom daal bu ñu wax ni dañ ko sol manees naa wax loolu fa tabaarakallaahu ndaxte intelligence am ëppoon nay atam surtout ci français moom nim ci teel a mel moom dafa mel dañ ko sol bu dee arabe itam bind buñ ko bindal moo ki moroomam moo jëkk a mokkal moom sax day mokkal ba pare di dessiner ay maréchal Pétain ak ñooyu ak a wut ay roppalaan ak yooyu ma ni leen ku ko ci topp di nga tardé ndax moom mokkal na bindam bu yàgg moo tax nun daawuñu ko toppandoo de dañ daan jàng ba sunu puut yi bëgg a dagg ndax moom boo ko toppee dina timbi yow nga diig ca biir ndax yàllaa ko defal loolu teel a mën a bind teel a am xam-xam teel a yeewu waaye nag kenn la defoon muy modèle am muy Serigne Cheikh moom xamul woon ni ñoo bokk ndey ak baay moom daal sëriñam la ko jàppe woon kilifaam la ko jàppe woon. Serigne Pape li tax sax xam-xamam ak li mu amoon ci wàllu may du feeñ wala feeñul mooy ay magam yi ñoo ko muuroon ndax dafa toppoon seen gannaaw ba seen taqandeer daan ko làq ba tax na bëggul woon àddina ci dara bëggul woon dara li newoon rek mooy nekk ci roxam topp ndigalu magam yooyu te comme bi ñu faatoo ak bi mu fi jógee yàggul moo tax sénégalais yu bari xamuñu xam-xamam mais ñun ñu daan jonte ak moom dafa ne nit koo xamante ni dafa cultivé amoon xam-xam parce que Serigne Cheikh ko jàngal xam-xam boobu mu am nag aussi teewul daf ko fi bàyyi tukki Malick a voyagé dafa tukki def na Guinée lu man 2 at ci palais Sékou Touré la dëkkoon nee na sax daanaa nekk seul sénégalais boo xam dama naan siège conseil des ministres bu Guinée yenn saa yi Sékou Touré wax pare ne ko toi sénégalais là tu penses quoi de ce qu'on dit nee na ma joxe sama point de vue en tant que sénégalais parce que amuñu droit wax ma leen man damay wax sama liberté def na loolu jóge na fa dem na Gabon dem na Côte d'Ivoire tukki na dem na Europe te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ni ki toog fii jàng ba jeexal téere yi ki tukki ñëw moo ko bu xam-xam kon jàng na ci téere yi tukki na waaye nag dafa incarné la naar ba waxoon boroom xam-xamu arab ba ni laysa fil kutubi wal xaraatisi ilmun innama al ilmu fi suduri rijali xam-xam newul ci bibliothèque newul ci téere newul ci bibliothèque mu ngi ci dënnu nitu yàlla yi te moom fa la daan tibbee ba pare nekkoon mystique ba ma dafa bëggoon jaamu yàlla
ci lu ñu bare xamul te nag warul jaaxal benn doomu adama doomu sëriñ Babacar bëgg jaamu yàlla mu nekkoon koo xamante ni dafa bëggoon boppam daawul wax lu ñaaw daawu ko def benn jour nee naa ko mais sëriñ yow lu tax doo màggat mu ni ma parce que xaw ma sama noonu man xaw ma sama noonu kon loolu doy na sant yàlla. Il fut une parfaite illustration de ce qu'est l'unité, la cohésion nationale. Pape Malick Sy wallahi mbokk gi di kër Cheikh Seydi El Hadji Malick am ci woon frontière yaru baax bari xam-xam sopplu tab nag tariqa bi ñoo ko bàyyam gëri woon ak foo ko bàyyam tegoon ak foo ko magam yi tegoon di Seydi Jamil ak kan ak Seydi Mouhamadou Mansour ak kan ak Cheikh Seydi Ahmed Tidiane ak kan ak Seydi Abdou Al Amin ak kan ak Seydi Boubacar Ibn Alay Mansour ak Seydi Ahmed Sy Pape Malick roy bagam yooyu nag ci lépp di tariqa Cheikh Seydi Ahmed Tidiane fonk jullit yëpp nag Pape Malick yëpp ko soppoon waxuma surtout Cheikh Seydi El Hadji Malick waxuma doomu Seydi Boubacar waaye yar ya teggin ya xam-xam ya lamiñ wala la ma Seydi Maxtaar Mbàkke waxoon ne ma sa lamiñ yi kenn mos ci loolu tey laa la ma si gis waaye lamiñ Pape Malick Sy kenn mos ci loolu lu baax rek yoo xam lu baax rek la daan wax lu baax rek la daan def ndax Pape Malick jullit yëpp ko soppoon su ma saan dem ndeysaan ci dëkk ba xam ni fa la maam Jaara bu soo tëdd Poroxaan ba nekk ci wetu sang ba Sëñ Moustapha Bachir da nga wax ne ah kii kat Sëñ Moustapha yi léppam bu toogee rek ci Sëñ Mountakha mu ne kii rek Sëñ Mountakha booy xaritam ba ñëpp ñuy fàttaliku jumaa ju mag ji keroog boog Sëñ Mountakha di ubbi si Pape Malick toog ba mu toog ci wetam mission bu ne magam ju baax ja Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ñeen dëkk ko mission bu ne baayam Sidi Boubacar daana ko wax ni kay xool sa baay yi kii mooy sa baay dàngam kii mooy sa baay dàngam loolu tax mu gaaw a xàmmee loolu. waa xam nga moom yàlla dafa dogal su dee ci wàllu këru diine yi surtout man bi ma ci gën a frappé mooy digganteem ak waa Touba surtout actuel xalifa bi di sëñ Mountakha. Cheikh Moustapha Bachir dafa bari lu mu dox lu rafetal diggante ñëpp ci ay bokk bi ma dëkkee Baobab ma toog bés ñu ni ma sëñ Moustapha Bachir ne nga wuy si ko Colobane ma jóg jaaruma sax ci sëñ Cheikh pour wax ko parce que xam naa ne farata la may doy ma dem ñu toog ci salle bi tuuti mu ni ma agsi ci néeg bi ma agsi ci néeg bi mu woo sëñ Mountakha sëñ Mountakha ñëw mu ni ko tàllal sa loxo mu tàllal loxoom mu ni ma jëlal sa loxo nga teg ko ci loxo sëñ Mountakha ngeen fasante kóllëre mu ni ma ndax fi nga féete sëñ Cheikh la ma féete waaw tabarakallahu loolu maag sëñ Mountakha ñu seq ko te sëñ Moustapha Bachir moo ubbi yoon wa ah yàlla dogal Poroxaan ñëw màggalu Poroxaan ba délégation gouvernement bi ñëwee itam ànd ak gouverneuru Kaolack bi keroog dafa wax ni tey waxtaan bi dafa am boroom te Pape Malick mi moo ko moom man duma leen tontu bu ngeen waxee ba noppi moom moo leen di tontu noonu la ko doxale Serigne Moustapha Bachir ni nga daan def nga ko bu ma dikkee danga ma naan kenn du tontu délégation gouvernement bi yaa leen di tontu ah wax nga ma itam ni ma recommandation bu président Abdou Diouf joxe woon wax nga ma biig ni ma rafetal nañu ko kon nag wax dëgg yàlla dañu koy sant ci sa tur ak sunu turu bopp ak turu Serigne Cheikh mi nu fi yebal si waaw ndax loolu rek la ñu am maam yi nu am ku leen yëg rek ñoo ki yow nii waaw ndax ñoom rek la ñu am. mais gis nga waxam boobu bi nu waree inauguré Masalikul Jinaan sëñ Mountakha ñëw fi
sëñ Pape ni ma damay dem ziyaare ko bi nu ñëwee ba toog ma ne gis nga nitu yàlla la mu leen boole woon ni leen yéenay bokk jamono effectivement jamono ñëw na indi ko ñu bokk jamono war a doxal donc moom à chaque fois que Serigne Cheikh daan yónnee ci màggalu Poroxaan nga xam ni sëñ Moustapha Bassirou dafa amoon ay relation particulière ak njabootu Seydil Hadji Malick rawatina ci nag Serigne Cheikh sëñ Pape moo daan dem ci màggal gi ba benn at bi ni defalee mausolée Mame Diarra Bousso ba war ko inauguré mu tombeek màggal gi mais keroog bi mu ñëwee sëñ Moustapha Bassirou def ni ko kenn du ko inauguré yow yaay dem inauguré ko ndax sa mausolée maam la donc mu amoon ak ñoom ay relation yu particulière ñoom Serigne Modou Makhtar Mbacké bi fi jóge yàggul yal na yàlla yeesal yërmandeem ci moom ñoom sëñ Modou Kara mi ñoom même sëñ Bass Abdou Khadir mi c'est-à-dire que ni ñoom ñëpp wax dëgg yàlla amoon naak ñoom ay relation yoo xam ni ngir xam ni ñoo bokk lépp ndax tamit te loolu li ko ci xiirtal mooy Serigne Cheikh aussi li may wax toujours parce que Serigne Cheikh moo ko daan yabal ci ñoom di ko yónni mission muy dem Touba di seeti maam Abdou Lahad di dem Touba di seeti maam Falilou Mbacké ca jamono nettali nañu nee na bis dafa ñëw Touba seet si maam Fallou nee na ba guddi jot nee na mu ñëw ni ko ah man day góor gi dama bëggoon a ñibbi leen sëñ Fall ni ko foo dëkk mu ni ko nee na mu ni teg nee na ma def ni fi mooy sa kër nga naan da ngay ñibbi toogal et de la même façon aussi noonu la amoon relation ak sunu mbokku chrétiens yi ndax gis ngeen bu yàggul rek avant muy génn àdduna benn messe bu amoon benn xaritam bu ñu doon defal messe bu génneen àdduna chrétien mais mu sol dàllam dem ba ca église ba fekke messe bi te gis nga yàlla dogal mais jamono bi mu génnee àdduna man ci sama bopp toog nañu ca kër ga ay mbokki chrétien ñëw ni dañu amoon yéene su affaire Covid bi wàccee ñoom ñu def messe ngir moom ngir ñaanal ko yàlla tellement que dafa développé woon relation boobu entre chrétien ak musulman dama dem ci benn séminaire yàggul ma ni leen dialogue islamo-chrétien bi ñuy wax ma ni leen yéen da ngeen koy théoriser ma ni leen mais sëñ Pamaay daf ko dund parce que loo xam ni ñëpp gis nañ ko te fii dem na fii ci église fii cathédrale bi ñuy defal messe Yacine Thiandoum mais keroog bi mu yegsee kilifa diine yi fa ñëwoon ñëpp dañu taxaw ci biti waaye bi mu ñëwee nuyu leen moom jubal dem dugg ci biir église bi ci la ñëpp dem toppi ko xam ni aayul parce que bon yonent bi jàng leen ci lu bari digganteem ak chrétiens yi ci jamonoom donc moom mu ñëw aussi ci même sillage boobu ci la continuer di ko dund il a tellement d'amis chrétiens mais pour wane ni mais nga am ci ñoom xarit ñu am ci yow xarit mais yàqul ci seen pas-pas dara donc relation boobu daf ko dundal et puis sans compter nag maintenant ci côté Laayeen ñoom Chérif Ousseynou Laye vraiment ay wëllëreem lañu woon Chérif Ousseynou Laye sëñ Pape nee na ma daan nañ toog ñoom ñaar téléphone presque de 10 heures jusqu'à 4 heures du matin di waxtaan téléphone tellement que dañu amoon affinité dañu amoon benn complicité bu nekkoon seen diggante donc vraiment bon su dee ci wàllu kunta yi kooku n'en parlons pas parce que soo jëlee ñu mel ni ñoom Hadj Bachir Kunta ñoom Lamine ndeysaan suñu maam jooju nekkoon ci awante faatu léegi mais ñoom ñëpp ku ci nekk seq na ak ñoom ay relation yoo xam ni tey soo ko waxoon nit ñi sax dañuy waaru mais loolu yëpp pour xam ni quand même mission am du woon rek xëy na dëgg la am na fu ma bokk ci diine islam laa bokk waaye tamit diine islam terewu la nga am wëllëre ak ñi ngi ko seqal tu vois donc ci tarixa cheikh laa bokk waaye terewul tamit nga am wëllëre ak ñi ngi ko seqal donc loolu la wëyal ci dundam yëpp ba nee naa leen vraiment tey jii mënoon nañ ko jël en exemple pour que dialogue boobu ñuy wax dialogue interconfrérique dialogue islamo-chrétien mais moom taxawaay bi mu ci def ak jéego yi mu ci def mais mënoon na servir d'exemple tey jii ci ñi nga xam ni ñooy prôner ce genre de dialogue là.
Serigne Pape Malick Sy a vécu modestement, père de famille exemplaire. Il se maria avec Sokhna Mame Bass, issue de la grande royale, Adja Mame Yacine Diagne. Cette union donnant naissance à 2 et uniques princesses, Sokhna Fatima et Sokhna Safiatou Sy. keroog bi muy seeti waa kër sëñ Babacar yi ca événement yi Tiwaawan ne ndeysaan te ñu tëjoon leen prison Gorée ba mu leen di seeti ñoom Kurdi Gaye ak Alaaji Mbaay ak ñooñu daal mag ñooñu ba mu leen seeti soxnaas fu te ko wutal yóbbal ba pare ni ko na ànd ak man ak Mansour Jaxate moom rahmatullahi alayhi gaañu na bu yàggul Mansour Jaxate ñoo ànd keroog ba ñuy ñibbisi jóge Gorée fekk maam Yacine Diagne moo jur baayu maam Bass mii di soxna sëñ Pape Malick Sy maam Yacine Diagne di taalibe sëñ Babacar boo xam ne bii te nag dafa doonoon nitu Dakar doon lébu am cosaan am fii suuf ak léegi xam nga këram nga fa mu nekk te boo nekk ca Zawiya Sidi Hadj Malick foofu xam nga jàmbur du fa dëkk foofee la dëkk fekk nag bi maam Yacine nag mu wax Pape Malick di ko tooñ ni ko sama sët bi de yow laa ko fi bàyyil maam Bass ba nay dem nag soxna Astou ni ko sa jabar ja na nga fa jaar de boo wàññeekoo na ngeen fa jaar nga nuyu maama mu nuyu wale ko ban jógee Gorée nag ñu jaar foofa nag keroog laa jëkk a gis maam Yacine Diagne keroog laa jëkk a gis maam Bass fa la nu añee keroog waaye lii moo ci xew yàlla dogal itam maam Yacine Diagne buñ doon jox mu xadd ijaasa jigéen ci tariqa bi yéen ñu ko jox ndax taxawaayam waaye maam Bass sax ndeyi daara rek laa koy wax waaye moom mën na ndeyi daara mën na nekk xalifa maam Yacine Diagne wax dëgg yàlla ndax na maam Yacine Diagne taxawoon ci wetu sëñ Babacar nekk ko ci wetu sëñ Cheikh moom itam noonu la mel muy nuyu ñaari doomam Safiyatu ak Fatimatu ñu ngi di leen gën a yëgal daal ñu ngi leen di gën a massaw ci yéen wayjur di leen ko gën a fàttali di leen gën a feddali kóllëre gi. bi ñu ma waree may soxna amul teraanga bu ñu yóbbuwul fii ci kër gi teraanga buñ fi indi ñu delloo nu ko waaw wax ni fatiha rek lañu soxla waaw fatiha lañu soxla waaw ma jël soxna sëñ Cheikh digal ma waaye lëm ma digal it sëy bu may maye danaa leen ko digal waaw que dañ ma may soxna ci timis sëriñ Abdou ko ñaan si Al Amin ma fekk sëriñ bi ca route de Ouakam booru 22h ma ne ko loo may digal ci soxna siñ ma may léegi mu noppi lu yàgg ni ma nga protéger sa soxna mu ni ma doomu jàmbur ku ko jël danga koy protéger mu ni ma bi ci des mooy bu leen nangu ñu envahir seen intimité mu ni ma bu ngeen bàyyee ñu envahir seen intimité di ngeen dem ba bëgg a dégloon te dootu leen ko mën ndax ñi ko envahir mu ni ma bu leen am intermédiaire mu ni ma jàng nga li yonent bi wax ni néegu sëy ñaari lal ñoo fa dagan bu jëkkër ak bu jabar beneen lal bu leen bëgg a ñetteel jàppal ni lalu seytaane la mu ni ma bi ko ñeenteel bu leen am habitude mukk di waxtaane détail parce que détail dafa yomb boo ko miinee wax farata jafe la mu ni ma bi ko juróomeel mooy li yàlla dogal ci yonent yi dogal ko ci awliya yi mooy bu teyee nga am dépense boo lëgee doo ko am waaw mu ni ma noonu la yàlla tëralee adduna bi mu ni ma juróom yi daal man moom laa lay dénk. Au-delà du guide religieux charismatique et raffiné qu'il était, Serigne Pape Malick Sy savait aussi faire de la politique. Il est aussi un patriote incontestable qui a payé de sa liberté plusieurs fois pour la défense des intérêts du peuple sénégalais. Pape Malick Sy dafa traversé ay
ay cycle politique yu bari parce que ànd ak magam di kilifam Cheikh na Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum jàmbaaroo ak Senghor ba lii nga xam ne moo ko dal ci prison ci Serigne Cheikh Tidiane Sy la njëkkee man suma sëriñ la parce que taalibe Tidiane la ñu bokk dëkk Jolof mais maa ngi am ak moom dëgg-dëgg jëflante ci atum 1994 boobu fekk mu ànd ak kii di Ablaye Wade di ko jàppale ci wàllu politique moom ak yeneen kilifa diine ba yàlla suñ borom dogal ci xew-xew yooyu ñu tuddee 16 février 1994 ñu boole ñu dugal ñu jàpp ñu dugal ñu prison boobu Abdou Diouf moo fi nekk bi ñuy jàpp di ñu dugal prison nag prison boobu dafa xaw a doy waar ndaxte bi ñuy ñëw ñun fekk nañ fa Serigne Moustapha Sy personne morale Moustarchidina wala Moustarchidaty fekk moom mu jëflante woon ak Abdou Diouf ba ñu teg ko loxo dugal ko foofu mu doon aussi 1993 fekk ci la ñu boomoon maître Babacar Seye mu doon vice-président conseil constitutionnel ñuy jàppoon ci Abdoulaye Wade bayewaat ko mais téye fa ñu bëri ay ñoom Mody Sy ay ñoom Samuel Sarr ay ñoom Pape Samba Mboup événement 16 février ñëw nag dugg ci ñu boole ñu ñun ay kilifa politique ak religieux Abdoulaye Wade Pape Malick Sy Landing Savané Cheikh Tidiane Sy Pape Omar Kane ak man mi ñu dugal ñu prison jàppale ay téeméeri war nañoo mat ñetti téeméer yoo xam ne ñi nee nañu ay Moustarchidina wala Moustarchidaty lañu taalib prison bi fees dell mosuma gis prison bu feesee noonu autorité politique et religieuse dama ñëwee nag man ñu boole ma ak cellule sëñ Pape Malick Sy lu mat ñeenti weer ak genn wàll ñu bokk defandoo lépp ndekkindoo añandoo reeroo tëddandoo yeewoo et cetera kon nit bu yàlla dogalee ci boole leen ci fitna ci diir bu toll noonu am na loo xam ne danga ko xam ci moom am na loo xam ne war nga ko mën a seede naam xamuloo lépp ci moom lu tuuti la alors bu ma doon tënk Pape Malick Sy ci wàllu politique damay wax ne moom day koo xam ne da doon tari ak di jëf ci li mu jàng ci Serigne Cheikh na Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ci gëm sa réew bëgg sa réew bëgg liberté bëgg démocratie parce que moom léppam même ci politique dafay tënku ci Cheikh na Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum bañ fa nekkee mu nekk fa ak njàmbaar goo xam ne gi man ci sama bopp sax daf ma xaw a waar mais surtout yëguloon boppam ne moom mi ngi ci kaso day fàttali ay abi balaa rek la moo daan wax nag benn bés ñu tëdd boo yeewalu ma wax abi balaa mbaa am nga nelaw ba ne ko waa sëñ bi fii moom nu ñu fiy nelawee mu ne ma waaw dara rek laa lay yëgal de abi balaa ba ne ko mu ne bu fekkee dañ la toqantal ci naasil xaq bi laq ma ne ko waaw mu ne nampal la ci siratikal mustaqim ma ne ko waaw mu ne boote la noorul mu talzam ma ne ko waaw mu ne bu ñu la gëddee fii nga tiir rek mag ñëpp mere la ma ne ko dégg na sëñ bi li nga wax ca jamono jooju la ñu xaw a laal daara maag moom suñu néeg ba
moo ma jàngal jawaratul kamal li mu wax may tontu may répété allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati mutaaxifati aytati bi markazil fuhumi wal maani ba mu jeex. te comme ku bëri woon il avait de l'humour mu ne ma mokkal nga de waaye ay mag ñu bëree ngi fii di kaalawoo te mokkaluñ ko ma ne ko jërëjëf si. waa xam nga sëñ Pape xam nga nag yàlla daf ko baaxee bi mu gënee nekk ndaw il a beaucoup voyagé mu dem fi surtout en Guinée te Guinée yàgg na fa lool mais li nit ñi xamul mooy gis nga dafa amoon ak Sékou Touré ay relations yoo xam ni sëñ Pape demoon na ba di siéger ci comité central de parti Sékou Touré bi dem na ba Sékou Touré su ko dee woo camarade Malick Sy rek la koy wooye comme ñoom ñu daan woonte seen biir parce que bon il avait des idées révolutionnaires donc temps yooyu Sékou Touré fi nekk avec période indépendance yi révolutionnaire bon bëgg Afrique bëgg réewam donc sëñ Pape avait beaucoup d'affinité pour moom mais donc mu nekk Guinée et il m'a raconté un jour mu ni ci seen réunion yi naan def ci comité central et dafa am benn jour rek Sékou Touré demandé ko pour mu def benn article quoi sur la révolution ak yooyu nee na mu dem toog bind article bi ba noppi mais bi mu def article bi nee na il a fait référence à la négritude nee na bi mu ko defee ba noppi ñëw jox texte bi Sékou Touré nee na ñu gis seen prochaine réunion bi nu ñëwee fi nu toogee mu gis Sékou teg texte bi mais souligné en rouge li mu wax ci affaire négritude nee na bi nu paree mu ni ko dama la soxla mu ñëw nee na mu ni ko waaw j'ai vu ton texte vraiment c'est bien fait ni ko waaye da nga ci aborder benn thème boo xam ni neexuma mooy affaire négritude parce que boobu diggante Senghor rek Sékou Touré ku nekk xam na li ci nekkoon alors nee na nag sëñ Pape ne mu jox ko nag ay raison ni ko xam nga camarade président ni ko il faut nga xam ni Afrique ñii def leen a soxla ni ko l'Afrique a besoin de la sagesse du Houphouët-Boigny l'Afrique a besoin de la culture de Senghor l'Afrique a besoin de la bravoure de Sékou Touré ni ko il faut que yii yëpp Afrique dañ ko soxla ñu seet naka lañ ko combiner alors ci la Sékou mujj wàcc xam ne li mu ko wax mënu ci teg leneen mu accepté ko donc gis nga engagement am yooyu moo tax bi mu dellusiwaatee ci réew mi aussi mais il a eu à cheminer ak ñoom Majmout Diop bokkoon na ci ay parti de gauche fii hein toujours ndeysaan daf ma daan tooñ naan ma c'est dommage que léegi fii parti politique yi xamuñu lan mooy guérilla urbaine mais mu ni ma ñun suñu temps dañu xamoon luy guérilla urbaine donc dañ ko daan def donc di sànni ay tract di def lu nekk donc ci cheminement boobu ci la continuer ba xëy na li tax nit ñi sax xam ko ci lu bëri mooy ci événement yi ngi fii xewoon ay année 96 ak yooyu ba mu génn avec le PDS ak yooyu jàkkaarloog régime bi fi nekkoon régime PS ba nu jàpp leen ci yóbbu leen prison et tout cela mais c'est-à-dire engagement parce que pour moom ci moom laa gis c'est-à-dire nit koo xam ni su xasee gëm benn mbir gëm na ko waaw du gëmantu daal waaw xam na woon na ni que ni lii moo nekkoon loo xam ne daf koy def pas pour moom wala pour sa famille wa déedéet daf ko doon def pour parce que peuple bi ñoo soxla woon loolu donc engagement boobu daf ko gëmoon ci la nem aux côtés de Abdoulaye Wade de Landing Savané tey mais ñoom ñëpp ànd na ak ñoom bataillé dem nañ prison def nañ tout mais pour cause boo xam ni pour moom c'était une cause saine une cause vraie mu topp ko ba yàlla dogal ci loolu mu ci dogal donc gis nga pas-pas boobu dama ni très tôt dañ ko yar ci moom tu vois parce que kii connaît Serigne Cheikh tuuti parce que Serigne Cheikh neexul a xam totalement mais ku xam ci moom tuuti di nga xam ni ku mu yar dina def ci yow pas-pas boo xam ni soo dee dugg ci mbir doo ci duggantu waaw et soo ci xasee dugg jeex na. moom doonu woon doomu soxna rek wala kilifa diine wante dafa nekkoon imaaman diiniyan wa duniyawiyan di xeex bu réewam nekk un patriote
bu réew mi soxlaa di xeex day ñëw taxaw ci xeex boobu ànd ak moom ci xeex yu bare ba ñu jàpp ñu dugal ñu ci kaso ma bokk ak moom cellule camp pénal ñu nekk ci benn kaso man ak moom ak doomu Serigne Cheikh Abdou Sy ñu gën a minante ci biir kaso bi di def suñu ay darsu ci biir kaso bi ba ñu génnee wóolare boobu sax Serigne Cheikh gën ko suuxat gën ko saxal ndax saa su nekk ñuy gis ak moom ñu xamoon ci moom ni Serigne Cheikh yëbb na ci moom ba mu jeex tàkk koo xam ni li ñuy wax am sœur wax naa démb ni amour fusionnel la woon entre moom ak Serigne Cheikh kenn mënatul woon xàmmee ñaari jëmm yi ndax moom dafa demoon ba Serigne Cheikh yëbb ci moom ba mu jeex tàkk bu taxawee di wax wala buy dox wala bu solo wala même buy nelaw nga di Serigne Cheikh moo nekk kon nag démb wax naa ni taq ndeeru Serigne Cheikh l'ombre de Serigne Cheikh s'en est allé moo fi jógee Sénégal ñàkk na kilifa diine bu mag bu am pas-pas mais aussi bu yaatu ubbeeku am li ñuy wax ouverture d'esprit mais aussi bu am raffinement ak élégance boo xam ni dana tax nit ñi gën a ñome diine ji gën a fonk diine daawul tiital nit ñi ci diine daan na ko leeral rafetal ko ba nga xam ni nit ki dana gën a ñome xiir diineem. ñu nekk ci prison bi mu nekk situation yu xaw a doy waar métti ba jamono ñu ne il faut que ñu def ay pexe pour vraiment fii génn parce que kenn jugé wuñu Ablaye Wade ci pexeem ne nañ def grève de la faim mais mu ne moom rek mooy def grève de la faim ñun buñ ko laal Landing Savané ne ko déedéet Pape Malick ne ko déedéet ñun ñëpp ñu ne ko grève de la faim bi ñooy ànd ak yow def ko mais li ci doy waar mooy Pape Malick dafa yoroon ulcère bu xaw a métti mais li muy yore ulcère yëpp parce que ulcère bëggul xiif njàmbaaram tax na jàmbatu ko ba juróomi fan grève de la faim yi ñu daf ko ànd ak ñun def ko lekkul benn yoon maa moom bokkoon nekk te lu nekk mënoon na cee xew un ulcéreux boo xam ne sévère sax nga toog juróomi fan lekkuloo kooku njàmbaar ak gëm sa réew ak gëm démocratie ak gëm kilifam Cheikh na Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo taxoon mu di ko def. léegi nag dimension politique dëgg boobu mooy fi ma ko nattee mooy wutu ca dara seetu ca intérêt wutu ca xaalis wutu ca poste lu tax ndaxte bi ñu génnee prison en 1995 après dañu dugg ñun ci gouvernement Abdou Diouf moom lañu tuddee gouvernement majorité présidentielle élargie Abdoulaye Wade nekk ministre d'État man ma nekk directeur de cabinet pendant ñetti at mu éclipsé wut amul dara lu ñëw wut ba ñu àgg pouvoir 2000 ba def ca fukk at wala fukki at ak benn gisuñu Pape Malick Sy dégguñu Pape Malick Sy sollicité wul kenn ma nga toog ci ruxam moom daal mission la doon dox ci lu ñu jàpp ci ndigalu kilifam Cheikh na Ahmed Tidiane Sy mooy démocratie am ci réew mi alternance am ci réew mi réussir na ko yàlla dimbali na leen dem na toog jàpp njàmburam ba 2011 man laa soog a gisaat Serigne Pape Malick Sy mu ñëw ci Ablaye Wade président de la République bi mu ñëwee quelque temps après mu ñëw am audience génn ak président ne ma président daf ma proposé pour sama doom def naa Sofietu la daf ko bëgg a def ministre ma xaw a sar xolle ne ko sëñ bi suñ doom de bu ñëwee wax dëgg yàlla kooku moom yow da nga ciy génn sax ñun ñoo koy téye encadré ko parce que suñu doom la mu ne ma waa bi balaa wax nga dëgg mais amaguma ndigalu Cheikh Tidiane Sy ma ne ko waaw baax na mu dem
ab diir dellusiwaat avant muy dugg ci Ablaye Wade sax président Ablaye Wade maa moom ñu gisante mu ne ma Serigne Cheikh Tidiane Sy nee na jaru ko xoolal ma loolu te dañu yaakaar ne politique boo ci duggee jàppale et cetera ba nit ki àgg pouvoir ku nekk ngay wut loo séddoo moom la partage des gâteaux man loolu gisuma ko ci Serigne Pape Malick Sy teguma ci sama bët lii nga xam ne moom laa teg sama bët fekkee ko moom laa mën a seede ci moom donc désintérêt total loolu muy lu rëy rawate na ci jamono ji kon ku mel noonu war nañuy waxtaanee ak moom war nañ koy waxtaanee pour sénégalais yi xam mooy kan ak modèle bi mu doon ci engagement politique. xam nga dama toog Alaaj Jóob bu Njaasaan yàlla na ko yàlla yërëm ñëw fekk ma ci kër gi ni ma kaay wuyu sa nijaay Seydi Ali Kunta ma fekk Seydi Ali fii ci kër soxna Mariam Kunta Seydi Ali ni ma dégg c'était en 1959 mu ne ma dégg naa da ngeen formé parti politique muy le PSS ma ni ko waaw mu ne ma ana Serigne Cheikh ma ne ko dafa dem Dakar mu ne ma parti bi ngeen formé am ngeen ci droit parce que ay citoyen ngeen mu ne ma mais maa ngi leen di ñaan bu leen wax kenn lu ñaaw moom Sidi Ali Kunta mu ne ma bu leen saaga kenn nit mu ne ma xam nga koo saaga ndey bu fayoo yaa saagaloo sa wayjur mais wax lu ñaaw du avancer réew waaw réew yéene bu rafet moo koy avancer waaw bu ko defee nañu seet ba xam yàlla mi ngi nuy dégg walla déggunu ni ñuy seete ndax mi ngi nuy dégg walla déggunu nañu fexe ba ku nekk mu dendal mu yéene ko yiw ñu seet ko fekk déwén ba xam ban situation la nu yàllay bette waaye boo bëggee ku dend ak yow gêné la léegi nga dee te sa waxtu dee du jot. Tout comme son père Serigne Babacar Sy et son maître Al Maktoum, Serigne Pape Malick Sy fut également un exemple sur le plan professionnel, chemin du véritable développement économique. waa xam nga nag ñoom seen wàllu yëngu-yëngu toujours dañ ko daan delloo ci li seen waajur sëñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu doon wax ndax mag ñi dama dégg ñu nettali ni bis sëñ Babacar dafa wàcc ci saalam nee nan bi mu toogee sama waajur bu góor sëñ Alaaji Cissé nee na laaj ko ni ko góor gi ñun day bëggoon nañ nga baaxe ñu liggéeyu taalibe lu muy doon en sëñ Babacar ni teg ba si yàgg ni ko xam naa day du génn ñaar du génn mbay du génn commerce donc ñoom ci wàllu boobu rek lañ daan yëngatoo ci wàllu mbay ak ci wàllu commerce mais di ko def nag ci anam bu discret boo xam ni daanaka nit ñi duñu xam sax seen yëngatu ci wàllu boobu lan la mais ku leen xam-xam ni dundewu noonu addiya mën leen woon a dundal ndax koo xam ni lan lay jox da nga ciy teg pour dimbali ñi nga am kooku yaakaaroo ci addiya pour dundee te it ki ko yar di Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ku miin keppaaram xam ni liggéey sacerdoce la ko defoon donc toujours daf daan wax ni nit ku nekk da nga war a am métier di ko def métier nag mën na nekk façon bu nekk comme ni ma waxee léegi du caagi ni ko rek ku demul ci bureau liggéeyuloo wala ku niwul yaa moom boutique bi nangam ak nangam moom ci activité am yëpp c'était dans la plus grande discrétion mi ngi woon ak ay toolam mi ngi woon ak ay activité commerciale am di def ay opération mais aussi très discrètement vraiment ku ko xamul miinul trop doo mën a xam ci moom yooyu parce que tamit
li ñuy wax que ni am na loo xam ni soxlawul nit ñi xam ko l'essentiel mooy yow mi koy def na nga xam li ngay def rek donc ci wàllu boobu daan na ci def ay yëngu-yëngu yu bëri amoon na contact ay homme d'affaires yu bëri nit ñi daan ni ñëw di waxtaan ak moom ay wàllu projet mu ci daan dugg mais lu mu ciy def rek discrétion bi ko kilifaam yare ci noonu la ci daan demee daawul bëgg daraam siiw daawul bëgg daraam ñu fekk ko ci mbedd mi wala naka sa dul noonu kon fa tabarakallahu yëngatu la woon ci la daan def ndax it ñoom ci Seydil Hadji Malick ba ci sëñ Babacar ba ci ñoom ku ci nekk la nga daan dundale sa njaboot mooy li nga daan ñaqal sa bopp waaw loolu moom exemple yu bëri mën nañ ko ci joxe ci Maodo ci sëñ Babacar ci ay magam ba ci moom la nit ñi daan am nag di leen ko yéene ngir hadiye ngir barkeeloo ko loolu doo ko bañee sa taalibe ndax mas naa dégg ci moom mu ni ndeysaan mas nay waxtaan ak Serigne Cheikh ni ko waaw hadiye ndax dagan na ba léegi neen Serigne Cheikh ni ko dagan na waaye li nit ñi am hadiye def ci xajatul fi mu toll xam nga ki am dépense su këram matagul kooku su ci bëggee génne hadiye dafay xaw doy waar bokk na ci li ma gënoon a yéem ci moom mooy générosité am sëñ Pape lu mu yor daf ko daan joxe c'est-à-dire dencul woon dara ngir moom wala ñëwal lu mu yor daf koy joxe ndax man loolu dama ko fekkee à plusieurs reprises donc du woon koo xam ni alal wax naa ko ci biir waxtaan bi daf ko yitteeloon déedéet yitteelu ko woon waaw yitteelul ko lam ci daan liggéey tamit lam ci war a jëfandikoo ci këram daf koy jëfandikoo lam ci war a dimbalee ay njabootam ak mbokkam daf koy def ndax la preuve bi fi ay kilifaam jógee di Serigne Cheikh ak Serigne Abdou mais lépp lu daan dox ci biir xadara Serigne Babacar Sy moo ko daan doxal te ci poche am la ko daan doxale ah xaaru ci woon benn taalibe xaaru ci woon kenn xaaru ci woon état xaaru ci woon kenn waaw lépp moo ko daan def waaw te dara mosul manqué au contraire dafa ñëw sax lan daan def mu yokku ko waaw kon loolu pour wan la ni loolu kese mënu ko il faut que nga am benn activité soutenue moo lay mën a permettre pour yooyu nga mën ci def face. mu nekkoon koo xam ni dafa njaboote woon ñëpp sëñ Pape Malick dafa dund boo xam ni dafa yéeme woon parce que mujj dundam dafa am ñoo xam ne sax dafa def moom ba jaaxal leen ci wàllu njabootam ci connaissance bi mu amoon ci réew mi ak ñi ko yàlla boole loon mu nekkoon nit yàlla bu effacé woon ku bëggoon kër Seydi Hadji Malick bëggoon réew mi tamit parce que daan na def loo xam ni ci dundam ci wàllu politique fu mu yëg ci politiciens yi ay xaar ma yàlla daan dox seen diggante yi daan sol dàllam wala kum ci mën a woo mu wala këram loo yëguwul ak sa morom fexe rek ba diggante yi rek di tax mu nekkoon nitu yàlla boo xam ni ñun ñi sax daf ñu jaaxaloon ci ni mu doon dunde ci mujj dundam téye kër Seydi Hadji Malick téye boo xam ni dafa yéeme woon foo ko natt rek weesu na fa mu nekkoon nag ci keppaaru Serigne Cheikh suñu baay bu baax ba yal na yàlla yokk leeram nekk ci mission ba ni Serigne Cheikh laax ko mu wëlbati ko nekk ko ci magam ji sëñ Abdou Aziz Al Amin ba ci dund sëñ Abdou Aziz Al Amin ba ci feebaram daan xëy suba gu yàlla sàkk di yendu Tiwaawan ba jant soo mu ñibbisi waat Dakar ba keroog bu sëñ Abdou di dog dafa nekk ak ñoom ba yenn heure yi ci guddi gi dafay yegg si rek téléphone am sonné sëñ Babacar Pape Aïda woo ko ni ko ah yàlla de def na li gën mu jël mission boobu boole ko yeneen mission di ko dox ci kër gi. Dans ses 2 derniers messages en tant que porte-parole de la communauté tijane, il manifesta son inquiétude face à la propagation rapide du Covid-19. Serigne Pape Malick Sy, qui s'était exprimé le samedi 14 mars 2020, puis le 23 mars 2020, avait affirmé être une voix de conscientisation. Yàlla nag yi mu am yëpp ñu di ko obéir kenn moo ci gën a dëgër bopp muy doomu aadama waaye ngelaw du weranteeg moom ndox du weranteeg moom safara du weranteeg moom lii xew ñuy wax ay virus
dafa bokk ci junuudam yi yooyu yëpp ay régime am lañu waaw bu doomu aadama obéirul ñoom dañuy obéir borom bi duñu hésité waaw innal insana li rabbihi lakanudun wa innahu li hubbil xayri la shadid waaw waaw waaye lii nag li taxoon ma wax ni dama cee tiit ma waxoon ni j'ai peur et je suis inquiet li ma tiital moo di du feebar bi waaw parce que feebar bu nu mënul a faj amul li taxoon nag ma ne j'ai peur parce que damay ragal nit ñi feebar bi fàtteloo leen seen borom bu amee rek musiba am événement bu am moom am na capacité jàng événement boobule ba jële ci ay njariñ yoo xam ni boo dee esprit simple doo gis njariñ yooyu le loolu maa ngi koy jëlee ci Pape Malick Sy te it nag li mu xam daf ko daan joxe xam nga naka la koy joxe mooy ci biir causerie yi mu daan def daf lay jàngal yu ci yu bëree bëri ba nga naan mais yow kii yi mooy xanaa moom dafa jànkonte woon ak yooyu jafe-jafe Pape Malick Sy c'était l'homme du monde c'est un homme d'ouverture ubbeeku dafa ubbeeku macha allah ci jamono. waaw man de mën naa seede nii man sëñ Pape Malick ku yaru la woon te loolu dafa tum rànk ci réew mi yaru mooy joxe sag nit da nga koy sagal sa mag nga sagal ko ba bu juumee sax nga wodd wax ji nit di def lu naka sudul noonu nga bañ koo weeje bañ koo weer loolu ci fànnu yar la wax loo xamante ni ku ko dégg sa nopp du xajam ci wàllu yar la te loolu kersaa koy lal dafa amoon kersa bi moo tax daawul extravagant Pape Malick du dox di gestu du wax di tëb foo ko fekk mi ngi dal bu coow amee sax mu ni tekk di xool ba pare ni waaw bu courant coupé mu ni la défaillance technique est plus vieille que la technique mu jeex kon boobu élégance mu am ko nekkoon koo xamante ne day jàng situation wax fa mu waree la koy waxe na mu waree la koy waxe ñemewu waxal la war a waxal ndax dafa newoon ku yaru ku dégg àddina ku dégg jamono loolu mooy li mu fi bàyyi fexe nit ñi set te cet nekkul kese ci yére ak ci yaram nit da ngay set ci xel am njort bu rafet sëñ Babacar dañ ko laajoon ni ko lu yées ci àddina mu nit sëy ku bon dëkk ku bon ak ñaaw njort ñu ne ko ñett yooyu bu ci yées mu ni ñaaw njort ndax boo sëyee ku bon bu ngeen tàggoo nga am jàmm boo dëkkee ku bon boo toxoo am jàmm waaye ñaaw njort yéenay dëkk te ñaaw njort xalaat bu salte rek ko koy indi nañu rafetal xel yi xam nga ki dem ba ne yëguma sama noon xaw ma ni am naa noon mooy kooku rafetal na xelam mais nag dafa dem ba am jeexital ci nitam Pape Malick c'était la propreté par excellence ci wàllu cet rek nit ku génn rek rafet moom la woon te allahu jamil yuhibbu jamal dafa nekk moom yàlla rafet ba pare bëgg lu rafet Pape Malick man na moo doon na loolu. li ma gën a frappé ci moom mooy élégance morale am maanaam Serigne Pape ni mu yiwee woon man def ma yéemoon macha allah xam nga damay wax ni gis nga kilifa jafe na nga miin kilifa ci intimité am te gisoo ci moom loo ko xeebe mais moom plus nga koy gën a miin intimement laa wax de plus nga koy gën a miin intimement plus mu lay gën a yéem ndax xam nga damay wax souvent que ni xam nga nit ki nekk néegam xam ni sa néeg nga nekk vraiment c'est intimité la mën nga permettre sax certaines choses mais ku yar boppam ba même su nekkee ci biir néegam doo ko ñëw fekk mu am benn comportement bu jaarul yoon wala mu sol yére bu jaarul yoon wala nangam ak nangam ni nga koy gisee ci biti noonu nga koy fekkee ci biir alors donc loolu je me dis que lan wax que ni seen wayjur sëñ Babacar Sy la daan wax ni li daan yéem nit ñi ci tekkaaralam googu ak deggaaralam googu mu ni parce que bëtu yàlla bi dul jóg ci man moo tax mënuma raf mënuma bouger donc ñoom loolu dañ ko incarné ndax fu nu toog rek xam na ni même suñu nekkul ak nit ñi tamit am na bët bu tegu ci ñoom seen i bëtu kilifa yi ñu ngi tegu ci ñoom te bëgguñu ñu am benn comportement boo xam ni
yàlla dina leen ci jéppi seeni kilifa dina si leen ci jéppi nit dina leen fa fekk jéppi leen donc vraiment loolu yéemoon na ma ci moom ni mu yiwee woon macha allah et puis mandu man day nekk naag moom ba du ci nii rek parce que sëñ Pape moo nu yar bi nu nekkee fii nekk xale yi tuuti di jàng lycée ci ay loxoom la nekkoon Tivaouane laata mu fay jógee di ñëw Dakar ñun bi nu juddoo ci ay loxoom la nu nekkoon mais mosuloo ko fekk muy wax waxi jàmbur jamais de la vie lu ko concerné wu ko mbir dina xew fii adduna yëpp yëg ko mais moom su ko concerné wul yoonam nekku ci donc xam nga nit ku mel noonu ci jamono bi ñu toll dafa raar su ngeen toogee ak lu waxtaan bi bëri waxtaan bi génnul xam-xam wàllu kër gi wàllu tarixa bi wàllu diina ji mais ay diw nangam ak nangam soo ko commencé wax sax nga gis ci kanamam que ni li intéressé wu ko waaw donc vraiment daal manduteem ak tamit man dund naa ak moom loo xam ni su doon keneen ak jamono bi ni mu fi mu toll ci possibilité yoo xam ni wàllu xaalis surtout mais comme moomu ko keroog sax tooñaa ko ni ko mais sëñ bi lii yaa ko moom mu ni ma déedéet moom ma ko ma ni ko mais si li tax ñu ñëw ci yow wax la yow yaa ko moom mu ni moom ma ko mu ni ma nañ ko jox ñu ko moom rek ci jamono bi ñu toll ci loo xam ni su lew na ko doom man xam naa ne mu demee xëy na du ma dugg ci détail histoire bi fii di ko nettali mais ci mandu teem ak ci yiwam ci léppam mosul moom daal lu ko concerné wul daal concerné wu. ba tax na Pape Malick nag te itam conflit bu mu fekkee mën na ko régler loolu la ko yàlla mayoon intelligence am moo ko mayoon ak yaroom ak xàmmeem ba tax na man de ku ma yéemoon la daal ci doxalinam ak yeewuteem ak générosité am nag surtout lu mu yor néeg na koo joxe lekk itam du lekk moom dong faw mu woo waaye day tànn nag ñu mu wóolu ñu bokk di lekk. citoyen accompli citoyen accompli mooy nit koo xam ni tama ñaari boor la ci biir société am soo ko woowee ci lu moderne mu tase fa ak yow ba wax la ci won la ci loo gisul loo xamul soo ko indee it ci cosaan mu génne la rafet ca biir cosaan ba jox la ko ba nga mën a nekk ci biir société bi yooyu daal mooy li ma gën a jàpp na bokk na ci li ma gën téye ci Serigne Pape Malick Sy. message bi ma leen di lancé mooy Serigne Pape Malick modèle la woon bu jarul ñuy dem tubaab bi di wuti ku ñuy wax Platon wala Socrate wala Macron jarul dem États-Unis jarul dem ci arab yi nañu yem ci Serigne Pape mii fexe lim fi jot a bàyyi ci li mu bi mu fëllee ñu jël ko daf ko njàngat mbubb moom mu fi bàyyi jëm ko sol mooy jàpp te doo bàyyi rafetal say jëf ak say wax rafetal njort jël mbaax def ko jikko ndax ku baax wettaliku ku bon wet Serigne Pape Malick ku baax la woon ku yaru la woon ku sell la woon ku set la woon yooyu daal buñ ko jëlee defe naa ak li xew ci àdduna bii ak xale yi nga xamante dañu manqué repère Pape Malick mën na nekk ci ñoom benn boussole ba bu ñu réeree bu ñu ko xoolee rek gindi ko. li mu xeex ñëpp tëdd prison souffrir bañ àggee pouvoir taxul mu laaj dara dafa dem toog jàpp njàmburam kooku modèle la pour ëllëg si biir nitu diine yi nga xam ne dañu bëgg a def dugg ci politique wala ñuy jàppale politicien la modèle la ñi nga xam ne aussi dañuy def politique rek xam ne politique du sa intérêt bopp mais intérêt askan wi loolu la Pape Malick wane ci parcours am politique. te lii nga xam ne yaakaar naa moo tax sax doxuñu réew mi xaw a yéex mooy ñi nga xam ne dañu nekk ci këru diine yi jógee ci daara yi ñi jàng arab ñun ñi nga xam ne ñoo jàng tubaab ñun ñoo jàng état bi ne leen yéen bokku leen ci xamu leen dara
waaye dama leen wax toujours ki organiser Tivaouane ba mu mel ni mu mel di def gàmm gu mu toll te état mënut a organiser lu mel noonu kii di organiser Touba ak ni mu toll ak ni mu mel te état mënu ko waaw kooku ko dénk réew mi nga yaakaar ne mënu koo yor moo ko dàq yor ñun ñii sax. Alors donc il faut que ñi nga xam ne ñi responsable politique ñànk état bi xam loolu ñu def ay pexe nag ba nga xam ne ñooñu ñu xam ne dañoo am xel ak xalaat boo xam ne mooy jëmale réew mi kanam ñu xool nu ñuy def ba mu ñoom ñu mën a doxal bokk ci liy doxal réew mi. li ko gënoon a yitteel mooy li fi mag ñi suuxatoon li fi mag ñi defoon naka la ko gën a renforcer dëgëral ko te génnul ñaari mbir nag mooy daayira yi quand même sëñ Babacar Sy moo fi njëkk a créé daayira ci daayatul kiram bi sëñ Hadji Malick génne àdduna daayira bi pour wàllu pas-pasu njaboot yi ci biir kër gi donc loolu ci li ko yitteeloon pour ñu renforcer ko gën leen dëgëral ci la bokkoon et puis organiser waat leen ndax yàllaa ko dogal mais amoon na yéene def benn tournée nationale seetiwaat fédération yi parce que quand même daayira yi bi ñu demee ba am yenn dimension yi dañ leen organiser woon en fédération bon Dakar amoon na fédération côté Kaolack amoon na fédération côté Saint-Louis amoon na fédération ainsi de suite donc mu demoon ci yéeneem la woon pour seet naka la leen gën a organiser waatee gën leen a suuxat nit ñi xam ni lii ndono la moo xam ni tey sëñ Babacar Sy moo ko fi bàyyi te dañu war nag ndoonu sëñ Babacar lu mu fi bàyyi loolu dundal ko farata la woon et puis aussi ci wàllu service bi mu gis que ni mag ay magam di Serigne Cheikh ak Serigne Abdou li ñu fi bàyyi woon mooy wàllu koskaas waaw te kër gi tamit ñaar yooyu rek ko seq tarbiya bi ak wàllu service bi donc ñaari structure yooyu ñoo ko yor daayira yi ak koskaas donc aussi amul projet li ma fekke bokk bu nit ñëw di ko wax ci wàllu kër gi te lim lay njëkk a posé mooy affaire su fekkente ni ci service bi la dañ ko delloo ci wàllu koskaas su dee ci leneen leen affaire tarbiya bi dañ ko delloo ci wàllu daayira yi bon donc moom yooyu comme il disait souvent je crois que ni loolu yéen seede ngeen ko bi muy soog a toog la première chose bi mu ñëwee dafa nii li fi Serigne Abdou defoon duñ ci changer dara au contraire dañ koy topp benn par benn te ku ci nekkit ba ngay dem am na loo ko santoon muy Serigne Cheikh muy Serigne Abdou te wax na ko dul benn yoon du ñaar ni li ma sant xam naa ko waxuma ko nag waxuma ni ma lii lan ma wax ni pour ma def ko mais li mu daan wax daal toujours li ma sant xam naa ko te dinaa ko def waaw donc loolu moom du woon comme je dis lu mu bëggoon a sos lu bees ndax kër gi luñ fiy sosati amul xanaa da ngay sof maanaam fekk li ci nekkoon nga seetloo ci dolli mais liñ fi war a doxal kër gi dama koy wax toujours xale yi ma ne leen mais ñun am na loo xam ni sunu sonnatee ci ñun la ndax mag ñi li war a doxal kër gi yëpp fii ba yomil aaxir tëral nañ ko ba noppi. man waaye dimbale leen ñaan ngeen ma ba ma wa. maam ñaanal déedéet papa ñaanal papa ñaanal papa ba tey ñaanal papa ñaanal moom mooy papa mooy maam est-ce que tabaarakallaa ñëpp am nañu lu diis waaye ñëpp bég nañu yal na yàlla bég ci yéen ila yawmil qiyaamati fa tabaarakallaahu bég nañu li gor mënal moroomu gorom defal ngeen nu ko li jullit mënal moroomu jullitam defal ngeen nu ko lu diis ci ñun fexe ngeen ba mu woyof yàlla bu dara diisati ci yéen tabarakallahu jazakumullah ana xeer jazakumullah ana xeer jazakumullah ana xeer yal na yàlla taxawu leen sàmm leen taas nu ci barke mag ñi seen cër seen martaba son ndono ak seen faydu bismillah ba bi mujj ndeysaan fi ñu mujj gisante dañu daje bi ñuy def levée de corps Serigne Alioune Sall bu soxna Sofietu Sy bu Sidi Ahmed Sy bu Alaaji Malick mu ni ma gis nga dee dafa doy waar mu ni ko waaw mu ni ma àdduna way la way te way balaa neex am daaneel daaneelam mooy dee
loolu lañ mujjee waxtaane bi ñu tegee sëñ Alioune Sall war ko jullee loolu la wax ca mbooloo ma keroog jumaa jàmmalaay keroog laa ko mujj gis àdduna way la te way balaa neex am daaneel daaneelam mooy dee ala yawmuhu yawmu thulatha bi dhuhri wa qad baqa harru shams nahwa tabarrudi. Son rappel à Dieu, le 25 juin 2020, à 2 jours de l'anniversaire du rappel à Dieu de son homonyme, Seydi El Hadji Malick Sy, revêt une grosse perte pour toute la Oumma islamique, en particulier pour la Hadara Tijaniya. talaatal Seydi El Hadji Malick dem barzax maatal mudaawi wal mudaawa walladi jalaba dawaa wa baahu wal mushtari. waaw ana sa malaat nga ni faatu na, ana médecin bi ko daan faj nga ni faatu na, ana pharmacien bi ko daan jaay garab yiñ koy faje nga ni faatu na, ñu ne ana xale biñ daan yónni muy jëndi garab yi nga ni faatu na, kon yàlla rekk a mucc. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre les portes du paradis auprès de ses bien-aimés.